asalaamaaleykum ñu ngi fii ci mairie commune de Taïba Niassène toog ak ki nga xamante ni moom mooy le maire Mouhamadou Habib Niass pour mu waxtaanee ci réunion bi nga xamante ni jot na fee am ñi ko teewe woon nag di les chefs du village ak les chefs du quartier pour ñu doon waxtaanee li nga xamante ni mooy répartition des bons d'enlèvement pour lu jëm ci wàllu dund gi nga xamante ni lépp pour riposte la lu jëm ci feebar bi nga xamante ni moom la ñu wooyee Covid-19 kon maire bisimilah. waaw jërëjëf ñu sant yàlla julli ci yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu mbokki julli yëpp comme ni nga ko waxee depuis soo ba léegi ñu ngi fi daje fii ci mairie bi ci comité communal boo xam ne bii dañ ko créé par arrêté nga xam ne mooy saytu lépp lu jëm ci ndimbal lu jëm ci askan wi xam nga gannaaw bu président de la république taxawalee force Covid 2000 Covid 19 nga xam ne mooy saytu lépp loo xam ne moo jëm ci résilience maanaam nan la nit ñi mën a jànkuwanteel wala dékku problème bi nga xam ne jógee na ci mbas mi comité boobu nag dañ ko càllal dafa am ay càll nga xam ne au niveau régional ci région bi da am na comité régional au niveau département mu am comité départemental ci arrondissement mu am comité local ba ci commune bi ñu créé ñun itam comité communal boobu nag ñiy membres yi mooy comme ni nga ko waxee sànq chef de village yi la délégué de quartier yi représentant imam yi mu am aussi représentant ndaw yi am représentant jigéen ñi donc ak représentant wu maire bi nga xam ne nag maire bi ci boppam mooy président comité bi waaye aussi mu am représentant sous-préfet ci biir comité bi am représentant développement communautaire ñooñu nag comme ni nga ko waxee ñoo fi daje woon tey doon xool mbiram ndimbal parce que xam nga état bi dafa jël 69 milliards jëndee ko ay dund di ko jox ñi nga xam ne ñi wax dëgg yàlla mbas mi bi mu amee léegi seen dund tënku na amuñ demuñ dikkuñ ba tax na daal ñu am ay jafe-jafe état bi génnee programme boobu mooy lu ñuy wax résilience programme boobu nag niñ ko xamee dañ ko wax ne ay kit la dafa jëm ci borom njël yi kit bi dañuy wax ne ñaari saako ceeb lay doon 5 kilo ceeb fukki litre diwlin fukki kiloy suukar benn kiiwu saabu gros saabu boo xam ne mu ngi def fukki morceau juróom-ñett waaye ak fukki kiloy pâte alimentaire mooy ay macaroni loolu mooy kit bi nga xam ne képp koo xam ne mi ngi ci ciblage bi maanaam liñ tànnoon war ngaa jël loolu léegi nag li ñëw lépp ñëw na ñu stocké ko ci magasin bi li ci manqué woon ci ceeb bi tey ci suba la ñëw waaye ceeb bi matale na diw gi matale na suukar si matale na ak saabu bi ak waaw defe naa loolu la diw saabu ceeb suukar juróom-beel bi moo ñëw mooy pâte alimentaire yi donc léegi nag autorité bi jël ndigal depuis gouverneur ne fi mu nekk nii yi ñu stocké waratuñoo xaar nawet bi ñëw na waratuñoo ñëw di xaar pour joxe ko bien que pâte bi ñëwagut maanaam affaire macaroni ñëw nañ joxe li fi nekk bés bu macaroni beeg yooyu ñëwee ñu jox ko ñu dabaatal ko kon ci loolu lañ tënku ñun tam donc ne tey nañ daje pour seet nan nañu programmer pour mën a joxe mbir yi loolu nag ci lañ nekk di waxtaan suba léegi parce que xam nga defoon nañ fi réunion le 30 avril nga xam ne comité bi dafa dajoon moo defoon ciblage bi maanaam xam nga dund bi dafa jëm ci askan wi waaye dafa am nuñ ko tëralee dañoo wax ne ñiy priorité bi mooy ñi nekk ci RNU RNU mooy ab registre lu ba nga xam ne bi way néew doole yëpp dañ leen cee tënk ci la
aussi ñi am bourse familiale yi ci lañ nekk ak ñeneen parce que bi ñuy def recensement bourse familiale yi déjà dañ chef de village ak délégué de quartier yi ñoo daan toog ci seen biir tànn proposer ay nit bu ñu demee ca commission nationale ba ñañ ca retenir ñoo am bourse waaye ñiñ ca retenir ñooñu ñëpp dañoo nekk ci registre national moom la ñuy wax registre national unique loolu nag moom la ñu andil may wax foofu bala may jàll sax ci parce que damay dégg toujours ñuy wax ay fay bourse kii familiale yi bourse familiale yi ñun maire bi dara lañ ci xamul pratiquement ñi ko daan tànn donc chef de village ak délégué de quartier ñoo daan jot quota yi kenn ku ci nekk nga toog ak sa koñ defar say proposition yóbbu sous-préfet envoyé moo tax loolu ku ñu ci jam rek da nga ñoo yàpp waaye ñun amuñ ci dara parce que mënuma laa wax tey jii ne kenn ci am na ay néew yu doole yu nekk yu bëri yu nekk amatul mais kenn ko xam ni kii rek man mas naa ko cee am ab cas awma ko ci donc loolu je crois que il faut que mu leer ñiy responsable yi mooy donc au niveau des quartiers et des villages nga xam ne donc imam yi ak délégué de quartier ak chef de quartier ñoom ñoo daan toog seen kii def ay proposition yónnee kon ñun vraiment foofu amuñ fi benn maintenant nag léegi lii ñoom noonu la ñu indilee aussi registre bi ñu indilee registre national unique bi liste yi ñu dajee ca préfecture Nioro lañ ñu waxoon foofu préfet mooy registre moom duñ ko laal fenn waaw kanaa lenn loo xam ne li ab erreur manifeste mooy par exemple ñu jël benn tur mu ñëw ñaari yoon loolu la daal ñu ne bu dul loolu boo nga xam ne loolu war nañ koo corriger loolu daal lañ ci laal li ci des nag mooy boo boolee li ñu indiloon li ñu nattaloon dañuy wax ne Taïba war naa natt en tout cas war naa ciblé listé 1672 njël chef de ménage maanaam junne ak juróom-benn téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaari nit ci 1672 yooyu ñu andil ñu registre national unique maanaam ñu ci nekkoon ci registre national unique bi mi ngi nekkoon 1286 yooyu yoo xam ne dañ ne kenn du ko laal ñu ne ñu nag léegi en dehors de ça war ngeen a tànn 386 boo ko boolee moo nekk 1672 loolu nag biñ kiyee comme ni ma wax niñ créé comité communal bi ni la créé par arrêté comité de quartier ak comité de village comité de quartier ak comité de village yooyu ñoo dem def aussi tànn ciblage boobu xoolaat donc RNI bi defaraat corrigé ba mu baax mu ñëw ñu indi ko comité national ñu validé ko biñ ko validé de finalement liñ mujjoon a validé biñ dindee li nga xam ne moo ci doon ay doublement emploi maanaam turu génn ñaari yoon finalement mbir ma nii la mujj tuddee 1272 ak 400 donc li ñu war a ciblé nekkoon 400 maanaam dafa am 14 yoo xam ne gis nañ ko ci RNI bi mu nekkoon ay double emploi donc ñu roppi leen waaye nag yoon daf ñoo jox comme 1672 la ñu am ñu jël corrigé yooyu yokk ca ciblage ba ci 386 yi mu nekk 400 ciblage yooyu nag moom la donc comité quartier ak village yi defoon bañ validé ko le 30 avril yónnee ko sous-préfet mu xool càmbar validé mu kooku yónnee préfet mu càmbar validé liste yooyu nag moo delsi bi mu desee nag ñoom la ñu war a jox dund bi kenn dara du ci teppeeku maanaam képp ku nekk ci loolu amatul lu ñuy changé wala lu ñuy dindi maintenant nag ni muy doxee mooy yónnee nañ ñu ay bon d'enlèvement dafa nekk ñaari pàcc dafa am fii fu ñuy remplir ak souche bon d'enlèvement bu mu jëwee comité communal bi day bénéficiaire bi day ñëw indi carte d'identité ñu remplir dagg benn volet bi boole ko carte d'identité mu dem bu demee ca magasin ba présenté ko jox ko magasinier bi kooku jël génneel ko kitam mu yóbbu mu garder volet boobu donc suuf bi moom dañ koy delloo sous-préfet waaye magasinier bi moom bu bénéficiaire bi ñëwee ba téye ba jox ko kii ba mu jox ko magasinier bi day kii kooku day dugg ñun ci suñ comptabilité matière ñun ñoo koy garder fii
donc liggéey bi noonu la nar a demee ci kaw loolu nag bi ñu expliqué loolu ba mu leer ñu d'accord ci ne léegi nañ def calendrier distribué xam nga dëkk kii bi commune bi mi ngi nekk ci fukki dëkk ak ñaar ban dëkk la ñuy programmer waaye loolu aussi comme mbir mi dafa am nu mu tuddee alphabétique ñu ne nañ jël ñu d'accord ci dañuy jël ordre alphabétique bi donc bi ñu jël ordre kii bi nag donc Daafaar la commencé ñu topp ko ñu d'accord aussi ne dañuy jël yaakaar nañ loolu te aussi dañ ko yaakaar rek ne war nañoo mën a génnee bés bu nekk 300 ménages ci kooloo ci lañ def programmation ñu ne nii lañ ko programmé ñu ne kon suba lay commencé Daafaar danañ suba ci àjjuma ji dañ leen def Daafaar kër Abibu kër Alipaate kër Ali Gueye kër Amar Assa kër Amar Roqi ak Ciise Daab donc yooyu moom la ñuy génnee suba ci àjjuma ji ñu ne nag dañ koy ba léegi danañ ko sax xaajaat ci suba gi Daafaar ak kër Abibu ak kër Alipaate ñooy jàll ci suba gi ñi ci des ci ngoon gi bu ñu demee ci samedi ja dëkk yi lañ wax ne ñooy jàll mooy kër Galo Ciise Amdalaay kër Gay Yaasin kër Laayin kër Maba kër Omar Tunkara ñetteeli fan ba ca mooy tolloog dimanche ñu ne Kolma mooy jàll Mbitiyeen Njóobeen kër Aman ma jigéen Njóobeen kër Ousmane Ñangeen 4e jour ba mooy nekk lundi Sanc Caameen la Tawa Waalo Caameen Waalo bés bu ñu mujj ba nag di mardi booba moom lañ jagleel Taïba xam nga Taïba dafa diis parce que ñeenti quartier la ca war nañ faa joxe lu war a mat pratiquement 384 donc ménage moom mooy bés bu njëkk mujj ay quartier la waaye li ñu validé nag mooy village bi bien que ñun tasoon nañ ko ba xam quartier bu nekk na fay dem waaye buñ ca àggee donc liggéey bi dem léegi nag commission bi dañ taxawal secrétariat bi parce que lépp dañ ko remplir ci kii xam nga dañuy remplir bon d'enlèvement yi sous-préfet tamponné ko mu delsi donc ñu doog a di joxe loolu ab secrétariat koy taxawal waaye aussi il faut que ñu am secrétariat boo xam ne bi mooy am dañ registre parce que il faut ñu defar benn registre boo xam ne kuñ jox dañ la enregistré pour ëllëg donc loolu daal mooy tey liñ fi tënkoon ci réunion ca ñëpp kenn war nañ xam ne mbir mi noonu la demee lépp lu ñuy def dañ koy def ci transparence comité communal bi yaakaar naa c'est suffisamment représentatif ba tax na mooy saytu liggéey bi yëpp mooy joxe aussi lépp loo xam ne lii moo jógee na feneen parce que jot nañ yeneen i ndimbal mairie bi aussi am na lu mu tënk loo xam ne am na ko ci ay jàppandal parce que gis nañ ne 1672 ménages yi nga xam ne ñoom lañ nar a jox ndimbal bi jógee ci état bi dana indi ay frustré maanaam ñoo xam ne waroon nañu am dara war nañ leen a dimbale ci amuñ moo tax mairie bi lim dajale woon yëpp nga xam ne jël na ko mu war a jëm ci nit ñi def ko tënkoon denc ko fii waaye aussi am na ndimbal yu bëri yoo xam ne jot na ko yoo xam ne jógee na aussi ci way defal yàlla yi donc ci loolu aussi dañ ci doon xaar ñu bëri moo tax donc loolu yëpp liñ ci jot a jot mi ngi ko dajale fii buñ paree ci lii rek daal di jublu ci loolu pour que ñi nga xam ne jotuñ fi dara ngi jox ci moo tax dañuy wax rek waxaat ko ne képp ko nga xam ne yaa ngi ci leneen loola yow la itteel ba la comité communal bi doyul pour nga indi fi ñu joxe bul xaar nag fi si comité communal bi wala mairie bi ñëw di la fekk ci lenn pour lenn loolu moom il faut que ñu xam ko loolu daal mooy li nga xam ne moom lañ doon def tey je crois que liggéey bi jaar na yoon ñëpp donc xalaat nañ ba en tout cas teg nañ ko ci li ñu ñaan rek mooy donc ñu déroulé ko ci anam yi gën en tout cas li ñu bëgg daal mooy comme ni ko état bi taxawalee képp nga xam ne ciblé nañ ñu fexe ba nga jot liñ la kit bi ñu la ko kit bi nag comme ni ñu wax d'accord na ñun ñëpp ca on a préfet au sous-préfet na leen li ñuy joxe moom pâte alimentaire nekkagu ci maanaam macaroni bi ñëw ci loolu ñëpp xam ko bés bu macaroni bi ñëwee ñu wootewaat donc dabaatal ko waaye ñeenti articles yi moo ñëw moom la ñuy joxe
kon ñu xam ne kit bi donc loolu moom manqué na ci waaye duuti ñun ci donc état bi la desee yëgseegul temps bu yëgsee rek dañ ko dabaat. jërëjëf monsieur le maire kàddu yooyu nga xamante ni moo jubee ci moom mu nekk ay éclaircissement maanaam leeral li nga xamante ni liñ war a joxe mi aide alimentaire jëm ci askan bi naka la war a mën a doxee fii nii ci commune de Taïba Niassène bi mi ay kàddu yu leer éclaircissement yoo xam ne képp ku ko dégg lii ma la wax di nga xam ne transparence dina ci am ak traçabilité loolu lañ amoon li nga xamante ni moom lañ jëlee fii ci commune de Taïba Niassène jërë ngeen jëf.